jërë ngeen jëf mbokk yi ñu dellu siwaat ak seen émission autour du micro fas yéene fi dalal ku ñu ràññee lool ci wàllu politique mu di Bamba Fall Bamba Fall nekk maire bu Médina te tamit ñu gis taxawaayam ci biir parti socialiste rawatina ñi nga xam ne ñoo ànd ak Khalifa Sall ak tamit ci biir xeex li nga xam ne moo di dossier Khalifa Sall Bamba procès bi ubbi na démb mais dañ ko renvoyé est-ce que am ngeen ci confiance. non confiance moom mënuñu ko ci am. lu tax ndaxte bi mu tàmbalee ba nëgën ni lu ci jaar yoon da cee nekkul. ndaxte ma fàttali la bis bi muy tàmbali mooy procureur de la république dafa def conférence de presse. ni moom dinañu Khalifa Sall dinañ ko traduire donc dina yóbbul dossier bi n'est-ce pas juge bi nga xam ne mooy instruction bi ñu jàppoon ne xëy na fii ak un mois fii ak fukki fan. ba mu ca pare àjjuma samedi ñu commencé wër Khalifa gendarme di ko wër jour boo xam du jour ouvrable. loolu moo taxoon sax bi mu naan Khalifa général junior naan ko man dootuma comme que tere nga ma du ma ci wax loolu tax sax samedi bi ñu ko fexee ba jox ko mu obligé wax ci dimanche bi donc samedi ak dimanche ngay wër nit pour ni ko le lendemain demul wuyu ji loolu amul fenn ñu gis tamit ni. juge yi ni ñu doxalee procès Khalifa lu leen neex boo xoolee charge yi ñu ko def. charge yooyu amul fenn parce que li tax mooy Khalifa Sall yorul xaalisu Ndakaaru xaalis bi mu yor parce que mairie de plein exercice la yor acte 3 bi dafa jël commune bu nekk delloo la sa bopp donc xaalis bi Khalifa yor du xaalisu état xaalisu Ndakaaru la conseil municipal u Ndakaaru daje voté délibération ni ko Khalifa ñun topp ñu la ci dara ni nga doxalee suñu xaalis ñun ñoo la ko sant loolu def nañ ko conseil bi def na ko ni ko ñun ñoo moom suñu xaalis ñun waa Ndakaaru te fi nga ko jaarale foofu lañ la ko jaarloowe kon boog agent judiciaire de l'État lu mu ci wut du fait que mairie de plein exercice la man bi ma demee tamit ba mu yàgg ni ñu tappalee affaire Khalifa ba def ko mandat de dépôt indi ko xaaja guddi fële xaaja guddi rëbës. mu ngi la fa fekkoon boobu. wala ma fekk ndax ñoo den doon néeg maa ngi moom ci jour bi pour te dire que li ma def rek mooy Khalifa Sall néeg bi ñu ko dugal magasin la woon ci jour bi ñu koy indi pour ma ci laa xam ne dañ ko indi ci jour bi la ñu commencé génne mbiskit ya fa nekkoon ak mooy boutique bi moo fa nekkoon commencé déménager boutique bi ak yooyu pour defal ko nekk. ndax néeg magasin la woon. dindi ko c'est ça parce que néeg bi Karim Wade nekkoon. à moins de 10 jours Khalifa di ñëw mën nañ fa indi. parce que man chambre 43 laa nekkoon. ni ma sa sécurité mais gëmuma ko isolation la woon. mais bi ma toogee ba jour bi Khalifa di ñëw ci laa gëm nag Khalifa day ñëw. parce que néeg ma dendal boutique la woon parce que ma dépôt la woon sax quoi yi ñuy jaay ci boutique kaso bi fa lañ ko dencoon. ci laa gas ñuy déménager biscuit yeeg suukar yeeg café yi di ko génne commencé di patam patame peinture bi di raaxaat ak yooyu ci laa xam ni kon Khalifa day ñëw. donc ma gis ni ñu patam patame dossier bi mu demee aussi recours yi ma gis tamit nii recours Barthélemy par exemple am na 6-7 mois kenn waxaatu ci mais Khalifa saa yu defee recours rapidement gars yi vidé ko rapidement pour gaawal procédure bi mu yegsee ñun dañu naan Khalifa Sall da ngeen a def erreur da ngeen waroon bokk ci liste sàngam mais bu ñu juum woon laa wax ba bokk ci beneen liste ba Khalifa Sall nekkul tête de liste du doon député gis nga li ñu dal Dakar tey boo juumoon ba ñu bokk ci coalition Khalifa jiite Dakar nit ñi sàccee Dakar même chose dañ koy sàccaatee parce que ñoom Khalifa doon député tey moo compliqué seen problème ñun nag jaf ñu jaraloon Khalifa bañ a nekk tête de liste su Dakar nekk tête de liste nationale au moins moom mu sauvé ndax Khalifa bu sauvé. stratégie la woon. waaw stratégie la woon ñun dañ jàpp ne comme que pays de droit la Khalifa boo ko defee député te kenn condamné guñ ko day génn te looloo yoon moo tax ñun jaraloon nañ ñu sacrifié mais na Khalifa jàll. mais loolu la ñu def bi Khalifa jàllee ñu ne alhamdulilah. fii ak ngoon dina génn parce que conseil constitutionnel proclamé na ma pare ñu gis ni nga xam ni moom la ci réew mi doxalee. assemblée nationale aussi waa PUR bi ñu bindee nga gis nañ defee lettre bi ñu ñëwee assemblée aussi ba ñu dañuy lever immunité parlementaire gannaaw ba Sidiki Kaba defee la mu def ba pare. Ismaïla Madior weddiwaat ko ak ni procureur doxalee ma ne Moustapha Niasse de Khalifa am na chance ndax kooku bàyyi la ci Khalifa Sall moo ko tette ci politique mook Djiboka. Moustapha Niasse de gisuma lu ko nit mën a dikk wala li ko nit mën a jox ba mu sacrifier doomam man loolu laa jàppoon ñu commencé nooyi nag commencé naa ko ndax pour man Moustapha Niasse
tollatul fu ñu koy naxee tàngal mbaa lenn teraanga jommatu ko. waaye nag ci damaa juum ma gis bi ñu indee dossier bi assemblée respecté tuñu benn procédure même commission des lois bi amoon 48 heures ñu convoqué ci 24 heures la ñu ko convoqué ñu dem commission des lois dossier de base bi ñëwul ñu war a entendre Khalifa Sall kenn entendre ko ñu xëy woote plénière livré ko justice ak ni ñu ko defee sama yaakaar tas ci coalition bi sama parti bokkoon man ni kon homme de valeur yooyu ñu amoon démb ak bëkki démb lañu daan tàggee ñoom Blaise Diagne ak Galandou nekkul ci ñoom Moustapha Niasse parce que âge bi ñu toll dara warul woon jar tey ñuy inscrire seen bopp ci histoire yu sombre ci page yu sombre histoire bi ñuy bind mais gannaaw ba ko tànnoo defee ci sama parti Moustapha Niasse def ko ci assemblée nationale Khalifa Sall jot tey comme ni ko ñëpp waxee biñ koy notifié ni ko dañ lay yóbbu tribunal fi ñu ko notifié une heure de temps après ñu notifié ko date bi nga xam ne ci lañ ko yóbbu ci lépp ci biir semaine bi la te ay avocat am yëguñu ko kon tey état baa ngi def le maximum possible pour Khalifa Sall ñu condamné ko waxuma mu ñu jugé ko de ñu jugé ko condamné ko daf ci am lu ma waxtaan ak benn avocat muy maître Ciré Clédor mu ni ma Bamba coow li yëpp xam nga lan la ñii coow li yëpp mooy sëriñ si ñaan nañ ñëpp ñaan nañu patate chaude la bëgg nañ koo bàyyi mais ñoom duñ ko bëgg a condamné à 6 mois lu mu gën a néew ndax 6 mois parce que loolu mooy comme li dal mu perte ay droits civiques parce que Barthélémy Diaz biñ ko mujjee jugé dañ ko condamné à 6 mois ferme ni ko demal nga ñibbi kenn du la tëjaat mais kenn du la tëjaat boobu mooy danger parce que prononcé nañ 6 mois bi te bu Barth defoon appel day perte mairie bii mu nekk te du nekk candidat ci beneen élection pendant 5 ans Khalifa Sall tey ci loolu rek lañ ko bëgg a jëmee bëgg nañ koo gaaw bàyyi mais dañoo bëgg jugement am pour ñu mën ko condamner parce que Macky nee na mënoo gracier koo tëjul koo jugé wul ça veut tout dire man seeti naa xalif généraux yu bëree bëri dégg naa li ñu wax ak man du fii laa koy waxee ci télé mais comprendre nañu naa ni ci jugement la jëm bëgg nañ ko condamner bëgg nañ ko gracier après bëgg nañ ko xam ay droit am parce que Macky bëggul ànd ak kenn ci élection 2019 mais ci biir loolu est-ce que yéen ñooñ ñu ànd ak Khalifa en terme de stratégie tamit juumu leen ci nan moo di teelu leen fësal ay ambition Khalifa Sall da yàgg naa dégg ñu Khalifa Sall candidat élection présidentielle ngeen koy fësal te moom musu koo wax est-ce que du loolu moo gën a pousser tamit Macky Sall comme ni nga koy waxee mu jéem a éliminer adversaire bu war a taxaw ci kanamam. mais Pape man question bi yow laa koy delloo. est-ce que waroon ngaa yaakaar fii ñu toll ci démocratie war nga def ni war nga am ambition ni su ma ko waxee dañu may tëj kaso est-ce que Sénégal tollati na foofu ak li ñuy xeex Mamadou Diop Dieng ak yeneen 11 personnes. ak fi ñu tolloon ci processus démocratique est-ce que yaakaar nga ne bu ñu amee président bu judd après les indépendances ak ni ñu ko falee falin bu rafet bi est-ce que yaakaar nga nañ delluwaat gannaaw ba ku ni bëgg naa rek ñu tëj la ci kaso bi mais amul juumuñu tey jii su ma bëggee dara am naa droit sañ-sañ bi dañoo ne képp kuy sénégalais te nga xam ne yoon dabu la teguloo loxo am nga droit ni bëgg naa kon Khalifa Sall ni mu nee bëgg naa mairie Dakar am na sañ-sañ ni bëgg naa Sénégal parce que ni mu def ba bëgg CGLUA ba nekk président wu maire yi nekk ci Afrique yëpp mais réewam bu ko bëggee servir sañ na ni soxla naa service sama réew mais kooku lu ci nekk bu dee nag ku bëgg a servir sama réew boo fi ñu toll nii candidature yëpp gars yi nëbb nañ leen ba élection bi jege ndax daa mel ni leen ku fësal sa candidature am problème ak yoon gisoo Sonko mi commencé cëppi-cëppi yaa ngi gis benn manigance bu ñu koy jéem a def ba ko jéem a yàq deram ak yooyu loolu ni Sénégal loolu fi war a deñ loolu moo dul yoon Pape loolu moo dul yoon bëgg a def comme Yaya Jammeh ku ma mën a gañe naal te ci kaso mais gis nga yàlla moo ay ci potum buur Adama Barrow trésorier benn parti la kenn xamul fu mu jóge xëy suba gañe ko te Sénégal noonu la ñuy fale Sénégal du fal day folli tout sauf Diouf la ñuy wax tout sauf Wade bu jotee tamit yàllaa ngi fi Macky Sall bu xooloon ni mu def ba faloo fi mu jaar assemblée nationale fi mu jaar ak Wade daw ci désert bi te jamono jooju man adjoint Khalifa la 2009 ba 2012 je suis adjoint au maire de Dakar. xam nga ci lu bari. lu bari dama ni la. loolu bëgg nga dellu si waat ci diggante Macky Sall ak Khalifa Sall. non diggante yu rafet la ñu amoon ay doom bàyyi la ñuy wootante dama ni la élection bi nga xam ni moo fal Macky Sall Khalifa Sall da cee ñàkk alal ju bëree bëri ak taxawaay Khalifa Sall demal na ko fi Podor dem na fi Louga dem na fi Mbour wooteel ko meeting bu mag a mag fii ci xaar yàlla def ci alalam ju bëree bëri te Khalifa Sall dafa dimbali Macky Sall ci campagne bi Alioune Badara Cissé xam na li may wax te bis bu ma duggee ci détails yi naa ci dugg
assemblée nationale bële keroog gis naa ñuy cëppi mais man leen semaine prochaine dinaa ñëw samedi mag am na ñaari adjoint am na ñaari vice président yoo xam ne seen turam ci ñi bénéficié wu ci caisse d'avance bi ñaari vice président yoo xam ni seen tur moo ci ñi bénéficié wu ci caisse d'avance bi ay góor lañu kon cëppi bi nañ ko wàññi ñii cëppi ñu comme maa ngi dégg yaa xam mbay mais yaa xam mbay ma ni la Khalifa Sall chaque Tabaski mu jox ko 1 million man moo ma ko wax yaa xam mbay bu mujj bi man la dajale pâtisserie Médina ni ma gërëmal ma Khalifa Sall chaque Tabaski mu jox ma xar 1 million. donc ñu bëree nga yuuxu di telli nañu xaar parce que liste bi ñu ngi koy defar te liste bi bu ko Khalifa waxul man dinaa ko wax man dinaa génne liste bi ñi ma ci xam dinaa leen tudd parce que foofu lañ toll tey am na sëriñ soo xam ni maa ngi dégg ñuy waxee neneen te ñoom tey lu bari ñoo ko jël ci caisse d'avance bi sëriñ soo si nga xam ne tey mënuñu wax te yàlla tax seen tudd dinañ ko tudd kilifa aada yi fi nekk am na ci ab benn grand sëriñ sax dinañ tudd turam parce que tey mënumaa nangu Khalifa lii mu nekk ñoom ñu ne bokk seen loxo ne ci tey ñu mel ni ku ci nekkul daan naan justice ni mais nañu wax te yàlla tax nañ ne Khalifa daan na dimbali ay jullit daan na dimbali ay néew doole man sax daan na ma ci dimbali. man de sant naa yàlla parce que billaahi wallaahi musumaa xam nu dërëmu caisse d'avance am musuma cee lekk moo tax lu ma neex wax ci man musuñu ma cee dimbali yow musuñu la cee dimbali ndax xam naa ci lu leer mais journaliste yu bari dimbali nañ leen te waxuñu dëgg. régime Macky Sall bii ak bëri ministre yu ñu ci dimbali ak bëri ay notable ak ay fonctionnaires yu ñu ci dimbali. même secours yi ñuy yuuxu mais xanaa xamoon ne secours yi demal nga laajte am na ci ñoo xam dañuy indigent parce que pratique bu ñu fekk la xanaa xamoon ne bu secours Moussa na génn gouvernance day am préfecture commissariat central ak ñeneen te pourtant ñooñu duñu ay indigent. secours yi ngeen doon joxe. secours yi demal nga xool depuis Mamadou Diop ba nëgë ni institution yooyu dañuy seddu ci secours yi te duñu indigent monté moo tax man la maire yi texte moo baaxul. koo ci bëgg a topp jàpp ko di nga ko jàpp parce que texte maire yi dafa adapté wul ak li ñuy dund ay texte tubaab yi lañ jël jéem ñu ko bëbëx mais réel comme par exemple bu fekkee da nga bëgg am ñun ñi bu imaamu koñ bi deewee prévoir ñu luñ ko loo koy dimbale ci saa si amul kër gi bu lakkee léegi nii prévoir léegi xaalis boo mën a génne fii ak suba joxe fa ay engagement procédure nga jëm pour 60 jours. ki dee léegi da nga ko mën a denc par 60 jours nga suul ko ñaanal ko mais foog ngoon 1 million boo xam ni moom nga joxe pour délégué de quartier bi wala imam bi pour ñu mën ko def dëjël ci turu Médina wala ci turu Ndakaaru mais prévoir uñ ko jàng yi am ci koñ bi enveloppe ba nga fa yóbbu prévoir uñ ko kon nomenclature bi ñu yor adapté wul ak li ñuy dund moo tax foog ngoon ay voies dérivées pour régler problème yooyu te voies dérivées yooyu rubrique fait divers yi ngeen wax nag. non mais fait divers yooyu ay engagement la fait divers du xaalis rubrique dépenses diverses. engagement la mooy dépenses diverses mooy loo xam ni cité wuñ ko directement waxuñu ceeb la wala dëwlin mbaa lenn parce que am na loo xam ni mën na nekk sijaada booy may benn jàkk parce que yooyu doo mënoo bind sijaada fii machine café fii léegi dañu bind rek divers mais divers boobu tamit procédure la du looy dem rek jël de divers boobu da nga koy engagé def ko engagement mu dem perception 15 jours wala une semaine ñu soog la wax ne way inscrire nañ ko ci budget bi léegi defal procédure jënd bi bu ko defee nga wut 6 concurrents ñu jël ci kenn. le moins 10 ans nga jël ko defal procédure mu def livraison yeeg yooyu nga delluwaat yóbbu mandat bi xamoo kañ lañ koy fay amul lu ci gaaw ci fayu mairie te ki dee mënul xaar ki lakkale mënul xaar kiy jàng tey mënul xaar xalif général bi ñëw ci dëkk bi soxla la mënul xaar foo dégg ñu ne c'est un bon maire ma ngay rey boppam day fekk mu yor ko di ko génne ci poosam mais lu maire génne muy argent liquide jox la da koo lijjanti jox la parce que trésor prévoir lu xaalis bi mu koy jox mu lay jox mairie Dakar moo fi amoon fonds politique moom rek moo ko fi mënoon am na ñaa yeneen maire mosu koo am yeneen nang am na nag benn ancien premier ministre boo xam ne nii bu ma tax a wax. waaw ci régime Wade wala ci régime Macky Sall. am nay relation Khalifa Sall de am nay relation yu baax ak Khalifa Sall yu baax a baax ak Khalifa Sall kon bu coow li tax lu ne ñu wax. kon yàlla noppi ngeen yéen pour wax li xew lépp ci caisse d'avance. dama ne la kaay ma xamal la Aminata Touré laa lay wax. jigéenu Khalifa Sall la moment bi mu nekkee dans le désert xaritu Khalifa Sall la moo tax Khalifa chaque jour daf ne bu leen tontu Aminata Touré sama jigéen la waaye moom tamit maa ngi koy ñaan
mu xam ne xaritu Khalifa Sall na wàññi wax ju ñaaw ji ndax Khalifa nee na ñun buñ ko wax ju ñaaw ndax jigéenam la am na ñu bari ñoo xam ne ñu ngi wax Khalifa chaque fois mu ne kooku bu leen ko tontu Bamba xam nga xam na. mais donc régime bu doy waar la ñu nekk régime boo xam ni ñoom ñi ci mën a waat ni laa lañu ci caisse d'avance bariwul de te Macky Sall dafa am relation gis nga Macky Sall ñu bari Khalifa Sall 2009 ba 2012 cabinet ñu bari waa Macky Abdou Mbow xam nga ni Khalifa Sall la ko embauché yóbbu ko rajo municipal ba tey agent rajo municipal la Abdou Mbow xanaa ay Benoît Sambou ñoom ñëpp ay membre de cabinet Khalifa Sall la ñu woon di ñu ñoom Macky intervenir Khalifa jël leen Mbaye Ndiaye bi mu dëgëree bopp Macky dem Benno Siggil Sénégal mu dem ay Dekkal Ngor benn conseil la fi ci coalition mais amul bureau amul oto Khalifa ñu wëñ sunu loxo ñu nangu poste Ousmane Ndiaye mi dee yàlla na ko yàlla dem jox ko mu nekk 6e adjoint maire pour mën a am bureau oto yépp Khalifa daf ko defoon ndax Macky pour jàppale Macky Ousmane Tanor Dieng ndax waat ni musul lekk ci caisse d'avance bi bu ko weddee ma wax ñaata la ci jël waaw bu ko weddee Ousmane Tanor Dieng Khalifa Sall de moo wax ak man campagne bii passé na wax lu ko Khalifa dimbale ay membre bureau politique gu PS nañu wax lu leen Khalifa dimbale ak seen feebar yi mu jël en charge ak ñi mu jël seen doom tey ay ñoom Mame Bounama Sall yi yuuxoo ak jabaram bu ndaw mais ñoom Khalifa leen jëloon fii ci mairie bi Mame Bounama Sall na wax ñaata la ko Khalifa dimbale bu ndaw kon nañu yemale wax ñaa parce que bu ñu yemale seen wax dinaa génn seen tur ak li ñu leen joxoon ay Mame Bounama Sall responsable jeunesse socialiste Khalifa dimbali na ko ba tàyyi jëloon nañ ko mairie Dakar bi fi la nekkoon jabar ji ma nga fa ba tey mais buñ ñu sonal PS à 98% ñoom ñëpp la Khalifa dimbali presque buñ ñu sonal dañ nekkoon traverse du désert bu méttee métti Khalifa kese siggi ci yor dara yor lu bari ci kër gi tamit donc tey bu magu Khalifa mënee dee mais dama la Goro Tanor bi mu dee Khalifa li ñu nekk problème yi dem na jaale ji ko Aminata Mbengue bi doom dee Khalifa kenn jiitu ko ci almeeri Mame Bounama bu xewlee Sacré-Cœur miin nañu këram mag Khalifa donc àdduna warul woon tax magu Khalifa dee yaayam feebar ñoom ñëpp ragal Macky ndax seen teraanga tey bañ koo jaale ji lu ñaaw la ñu def. mais lan moo indi cassure bi ci biir parti socialiste. cassure bi lenn la Tanor moo fi waxoon ni moom à part élection bi du candidat woo dara ñun xale yi ñu ni kon PS tollatul fu mu dul ñàkk candidat ñuy xalaat candidat mën ko am ñu gis ko ci Khalifa. mais bi Macky ñëwee nag bëgg fee yàgg wëlbati waxi Tanor jox koy teraanga Tanor xam ne teraanga ngi am bële parce que nag li Macky jox Tanor Senghor jox ko Tanor Abdou Diouf jox ko Tanor ñoom dañu Abdou Diouf ministre la ko defoon di ko liggéeyloo ci palais bi. mais Tanor tey dañ ko def personnalité bu mag. mu nekk 3e ou 4e personnel de l'État ay motard di ko dar moom ay fonds politique amu ko woon Tanor tey am caisse noire 6 milliards 500 nga am 500 millions caisse noire mais caisse noire yooyu tey moo leen di lakk ndax ñu ngi ciy ànd ak Macky di duma Khalifa ëllëg même Macky bu amaatoon mandat 5 ans ka fi ñëwaat caisse fu bu ñu fi fekkee il faut ñu auditer waat caisse noire yooyu. kon Tanor daal da nga jàpp ne moom ci complot bi ñu def contre Khalifa si la bokk. Tanor bu ñu woon Macky Sall man de sama njaboot munoo maa tëral bëgg a toroxal sama njaboot Tanor bu ñu woon Macky Sall Khalifa Sall mooy 2e personnalité PS mooy secteur à la vie politique ci parti bi laa ko fekk munoo koo toroxal ka di jubóog moom. munoo ko toroxal di jubóog moom parce que tey Aliou Sall wala sa benn wala Amadou Ba bu bokk sa parti ku ko defoon leen nga jàppale ko kon bokk tey munumaa ànd ak yow ngay duma sama njaboot. kon boog coalition bi fi lay yem ndax sama parti ma gënal li may jox Macky génn Khalifa Sall mais tey Tanor il trouve son compte parce que dafa jàppoon ne Khalifa Sall comme que xëy na dafa jàpp ne déggalu ko loolu te xelam a ngi ci parti bi ndax moom moo ne woon day dem moo am clan boo xam ne ñu ne ko bu ko jox Khalifa bu ko joxee ñu duñu seet ndax ñun bokkuñ ci groupe Khalifa. Tanor jekkalaat toogaayam parce que tey boo xoolee secrétariat national mooy ñan mooy ñi Macky jekkal presque ñoom rek a fa nekk ak ñiy xaar ku leen jekkal ñu nekk ci liste d'attente bi loolu secrétariat national kon li neex nguur rek la ñuy wax ñun tey PS gëj nañ faa waxi parti bi te parti boo xam ne waxatoo waxu reconquête du parti dootoo parti. parce que parti boo ko créé c'est pour la conquête du pouvoir boo ko ñàkkee nga ni reconquête du pouvoir tey PS waxuñu waxu candidat socialiste waxatuñ ko waxu reconquête du pouvoir waxatuñ ko ñun ñu koy wax ñu ne kon da ngeen yàq suñu dil toogee leen na le léegi ñaari clan moom PS ñi séddu ni nañu mooy pour suñu séddu yàgg
ndax amatuñu yaakaar jël pouvoir bi bu ñuy yóbbaalewul ak ñi nga xam ne dañoo gëm ni valeur Senghor yéen la ñu war a delloo si xeex ba jotaat pouvoir bi ndax Macky noonu dafa jot ci pouvoir bi ñoom ñu ne kon ñoom ñooy suñu premier ennemi ndax ñoom bu ñu leen toppee Macky nangu poste yi ñu jox te loolu ay parti socialiste. mais ci boobu ni ngeen lu tax ngeen ñàkk Dakar parce que foogoon nañ ne Dakar quand même ak ni ngeen fi représenté ci élection locale doo leen ko ñàkk si législative yi lan moo tax da ngeen ñàkk Dakar ñàkkuñu ko Dakar ñàkkuñu ko tey boo génnee 7000 ordres de mission yi ñu defal Dakar largement lañu gagné Dakar ku naan la gagné naa la ci 1000 et quelque te defar 7000 ordres de mission ñoo xam ni yeneen dëkk la ñu waroon voté nga convoyé leen ci guddi gi parce que jour boobu boo gisee addinay policier ak addinay GMI am nañ sax ñu solul tenue di voté soxla gisuñu leen ñu liggéey jour boobu mais xam nga ni fexe nañu ci veille bi créer 7000 ordres de mission ñu dollee ko ñoom ci seen électorat ay ASP ak ay ñu sol tenue est-ce que ASP la ñu sax est-ce que mënuñu jël ab Pape Alé Niang rek bindal la ASP wala policier jox la ordre de mission parce que boobu ñun bokkul woon ci li ñu wax ak Sénat ordre de mission yi prévoir ñu ko woon ñu dugg ci bureau de vote yi ku nekk da nga yaakaar sa bureau kese lañ envoyé ñu ni ki fépp lañ ko envoyé tey ñoo la gën a xam ne seen dernier sondage bi ñu am ci législative bi daf leen joxoon ñu perte nañu ci la ñu créé ordre de mission yi pour wëlbati parce que assemblée bii nag ñoom dafa ñu de déjà ñoom Sonko ak ñoom Déthié Fall ak Madické ak ñoom Woré Sarr bu ma ci dolli ko woon maag Barth ak Moussa Seck yooyu xam nga day gën a saf duñu nangu loolu waaw kon assemblée bu xumb la assemblée bu neex la naroon ñoom nag ñoom dafuñu moo tax ñu wekk ñu teg na le te comme que dafa am fu ñu bëggoon téye maag Barthélemy ndax ñun ñoo am lu ñu jiite fii ci Ndakaaru te Barthélemy dossier am dafa pendant à la justice man ñu may ma liberté provisoire te bu ñu defee député dañuy bloqué loolu ba 5 ans yi jeex ñu ne ko non nañ leen téye fi ñu leen téye fexe ñu bañ a doon député loolu moo nekkoon seen non man ak Barth actuellement ci liberté provisoire la ñu nekk ak Bira donc ñoom bu ñu fexoon ba ñu gagné Dakar ba ñu am féexu juróomi at di dox ak di wax du leen arrangé léegi li leen arrangé mooy ñu bàyyi ma ci liberté provisoire chaque jour ñu rappelé ma ko. mais lan moo indi tamit lu nit ñi di wax ne manque de mobilisation à part yow yi ngay organiser fii les vendredis de manque de mobilisation de soldats mu mel ni yéen ñëpp ñu ànd ak Khalifa amul leen bokk benn gis-gis ne lii mooy objectif bi nañ ko atteindre ba pare doog a wax leneen lu tax loolu. man nag mënuma wax ci turu ñëpp. man ku nekk ak la nga seq Khalifa man li ma seq Khalifa rek laay def. parti taxul coalition taxul mairie taxul man nga parce que man sama làmmiñ ci kawam man bu ñu bokkuma ci maire yi nga xam ne da nga naan Khalifa tax ma gañe Médina teel naa bañ ko waxee laa ko dindi Médina dama fi am bilan liggéey fi suba ba ngoon di ko xëyal aw ma fi salaire aw ma fi dara musuma fi am ordre de mission musuma fi am dara. amoo fi salaire mooy lan. sama salaire dama ko may imaam yi chaque année dañuy toog séddoo sama salaire. billet avion mosuma ko am ci mairie Médina ordre de mission du ma ko fi am lu may def maa ngi génne sama poste defal ko sama bopp. kon am nga xaalis Bamba. non man émigré laa woon jënd naa samay kër avant may nekk adjoint sax au maire jënd naa samay immeuble ba tabax ko yàllaa ngi may dimbali moo tax tey soxlaalu ma dara Médina envie liggéeyal Médina kese laa am moo tax fii mooy mairie boo xam ni mosuñoo voté délibération ba APR bi sax wala opposant bi voté koon lépp à l'unanimité lañ koy voté depuis ma fi nekkee maire ba léegi. musuñu voté lu kenn def abstention à l'unanimité la ñuy voté ndax ñëpp xam na ni transparence daf fi am te lépp dañ koy waxtaanee Khalifa Sall giñ naa ko ci Serigne Touba wax naa ko ba tey du dërëm bu mus a jóge ci man lekk ci moom soxlawu ma ko yàlla dimbali na ma mais dama gis ci nit koo xam nit ku baax la nit ku dëggu la nit ku mën a liggéey la ku yéene Ndakaaru ak Sénégal la Khalifa Sall ba tey néewul ni candidat président la mais ci ay jëfam ñun ñoo gis ne bu nekkee candidat parce que ku ànd ak Senghor Khalifa Sall du temps Diouf de temps Senghor la nee na ma Bamba les gens dañu for ni jamonoy Diouf laa nekk ci biir ni ma non jamonoy Senghor la ma pareeg Senghor nekk ak Diouf di jox Ousmane Tanor Dieng dénk ma ni ma jàppaleel Tanor dénk naa la ko ma nekk ak moom bu faayu parti bi na am perturbation ba bi Aïssata nekk candidat ma joué ci ba Aïssata bàyyi pour ñu jàppale Tanor dañoo fayul naar bi xolam ni ma ba tey cër boobu laa jox Tanor du ñu xëccoo ci lenn. du ñu xëccoo ci lenn même su may ñàkk ñu may sa ñu ma damay toog bureau politique ñu may saaga mais ma muñoo ko ndax discipline de parti man Bamba Fall du ma nangu loolu de man su ma nekkoon bureau politique saaga ma xam doo dañ ko defante foofu maa ngi moom. mais Khalifa est un homme discipliné
tey jii bu ma déggaloon dañu ni Djibo ko defoon Moustapha Niasse def ko lay def day créer le parti socialiste des valeurs gis nga les militants des partis là représenté wuñu sax 1/3 électorat bi tey bu Khalifa créé woon yoonam dem yoonam da mën a li mu bëgg dina ko am ci lii yëpp du ko dal mais tey ñiy séddu ci parti bi ñoo bëggul beneen clan am fa. mais ana sage yu parti bi. parti bi amul sage pour te dire la vérité ay dépendant wu Tanor la ñu am parti bi amul sage ah sage yi mënuluñ dal Tanor parce que lu leen Tanor di wax la ñuy def parti bi gëj naa am sage yàgg na sage amul ci parti bi de sage yoo xam ne mënuluñ dal Tanor li Tanor bëgg même le 5 mars bañ jëlee parole ñoom sax taggee la ñuy def parti bi amul sage ban sage moo ñemee seeti Khalifa ak Khalifa lu mu leen defarul ñoom Abdoulaye Elimane Kane rek de. seet na ma bi ma fa nekkee seet si na Khalifa ani ñeneen ñi koo jox ma noo xam nga damay bañ a gêner Ousmane Tanor Dieng damay bañ a gêner ñu foog ni ñun Macky Sall bu ñu fa déggee loolu dëgg la yow di nga séq ak nit seeni njaboot jaxasoo ngeen tuddantey door ay yenn sëriñ yi tamit mais Khalifa Sall dafa am doomam boo xam ne surtout Sidi Hadj Malick la kon ne serait-ce que pour ça am na ci tarixa bi mu bokk parce que murid yi am nañ solidarité boobu yàgg nañu intervenir ci seen taalibe mais tey am na taxawaay boo xam ne waa ka Sidi Hadj Malick war nañ ko taxawee ndax Khalifa dafa am doom ci njaboot gi te nangul leen lu ne nag nangu doon taalibe Khalifa daf may wax naan ma bis bi xalif général des Tidiane nelawee Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum yëgu ko maa yeewu yëg ko ragal ko koo wax mais gis nga bis boobu pour te dire la bi ma xamee Khalifa ak léegi dafa summi leen yi xàmmeetuma ko bis boobu la Khalifa gën a froissé ci àdduna bëggatul dara mun ma Bamba ba nga dégg dëgg bëggatuma dara ni ma góor gi sama bàyyi bopp la ni ma man nag xam nga Khalifa Ababacar laa tudd te mooy xalifaam ni ma ba pare sama baay man dama tudd Babacar sama baay tuddaat Babacar ñu ne pour ñu bañ ñu wax mun sama baay ñu ko woowee Mbay Sall ñu may woowee man Babacar Sall ñaar ñëpp ay taalibi cheikh lañu. kon ni ba pay mat am fa njaboot ba pay doon seen taalibe mu fës kon yaakaar naa am na taxawaay bu ñu waroon taxaw ci sa taalibe kat bu jébbaloo ci yow loo xewle mu def ci dooleem di la ñëwal bu sonnee war nga ko boo ko dimbaliwul fii est-ce que di nga ko dimbali yow mal xayam man de sëriñ moo amee jafe-jafe àdduna taxaw woomu doo ma taxaw yow mal xayam fa laa ko jàppale sëriñ fii ci àdduna jéemoo ci man lenn lan ngay jéem ci man yow mal xayam donc tey Khalifa ñu bari ñu mu sonn ci ñoom classe politique gi ñu bari seen teraanga ci Khalifa la jógee ñu bari Khalifa dimbali na leen ci ay relation te tey ñoom laay dégg ñu naan yéene wuñ ko gan mais que justice se fasse mais ñu bari tey marché yu bari bu ñu ko amee ba am xaalis bi ñu am tey ci xaritu Khalifa tey su ma déggee seen yenn wax yi dama koy ñaawlu lool. waaw bëri na homme d'affaires yu bari yu ko lâché de. waaw te monté te ñooñu marché gagné nañ marché yu bëree bëri. ci tey bu Khalifa génnoon bu subaa ñu seeti ko. naan ko reyal nañ la nag ak ñaanal nañ la ak yooyu dañu may doon ne sawaay ñu ngi ci de vraiment ñu ngi koy wutal ay ñaan mais ñoom yooyu waxi tappale la saa yu ma ne noonu bi nit ñu sawaay ñu ngi koy defal ay ñaan de ñu ngi koy defal ay ñaan waxi tappale la dëkk bii kóllëre bëreetu fi de mais maa ngi xaar ba Khalifa génn am nañu ñàkk jom dañuy ñëwaat Khalifa su ma doon moom mais gis nga ñiy yuuxu seen njaboot gaa ngi liggéey ville de Dakar ñi wax ju ñaaw Khalifa seen njaboot gaa ngi liggéey ville de Dakar ñi wax ju ñaaw ku nekk na wax yaag ville de Dakar li ngeen séq am na foo xam bu ñu fa tolloo man maa koy wax te sa émission laa koy waxe lu ba parce que nag ma fàttali ñooñu bala ñuy naan ndax Bamba day wax ma fàttali jour bi Khalifa nekkee maire de Dakar jour boobu laa nekk adjoint au maire am ba tey jii te tey je suis le seul socialiste parce que Jean-Baptiste àndatul ak moom je suis le seul socialiste adjoint au maire de Dakar dina ko Khalifa am na lu ma xam. jërëjëf ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax Bamba Fall ci leeral yu am solo yi ngi indi tey jii. nga may ma rek ma gërëm député yi. député yi nga xam ne ñoo bañ ku toroxal Sénégal ànd ak Khalifa Sall. di gërëm tamit di la gërëm tamit papa gërëmalu ma ci ndax ni nga koy waxee waxaloo Khalifa dëgg nga wax parce que man mën naa laa seede. at yi ma ànd ak Khalifa musuma gis teraanga bu la Khalifa defal musuma gis sax nga wutu seeti Khalifa ak lenn mais li nga nii ku mu mënti doon te muy injustice da nga ciy taxaw loolu laa gëm may ñaan dëkk bi am na ay doom yu des yi mel ni yow nañu fësal seen bopp jot na sëriñ si nañuy wax te yàlla tax te kóllëre na ko nit sàmm nit ki même
boo leen di tuddante te ngeen nekk dëkkandoo benn bis ngeen mosu nuyoo bu nekkee ci njàqare wala ci dëj war nga koo taxaw ba mu paase nga doog am benn melokaan. jërëjëf kaddu yooyu mooy kaddu yuy tëj émission autour du micro di leen dig daje seen beneen émission autour du micro incha allah.